RFM matin 7h40 sunu gan Marième Sow salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu wax ni yaay présidente du conseil d'administration ENDA waaye itam mbootaay gu sampu te yi teewoo li ñuy wax agroécologie maanaam mbay mu sell tey sàmmal sunu alam sàmm sunu wér-gu-yaram ak lépp agroécologie googu am na xew bu ngeen ciy waajal moo tax laaj bi ñu njëkk laaj mooy ndax mbay mi ci Sénégal ak mbayin mi sell na. bon jërëjëf di leen nuyu di leen gërëm si dalal bi nga xamante ni dalal ngeen ñu Sénégal tey boo ko seetloo mbéy mi bu sellee tamit am na lu des sellul des na lu bari te sell gi si ay fànn yu bari benn daanaka fi ñuy béyee mooy suuf si ñu si gën a bari suuf soosu dafa sonn dafa dégradation bi def si metti beneen bi tamit léeg-léeg tamit ñu jëfandikoo loo xamante ni baaxul ci suñu wergu yaram mooy poson bi mais en même temps aussi environnement bi toll na foo xamante ni même si wàllu jur gi tellement que dégradation bi dafa metti lekk gi demeewul noonu suñu seetee lu mel ni sachet plastique yi loolu tamit tey non seulement day yàq napp bi mais tamit jur gi daf koy lekk te daf koy lor si lu bari beneen bi tamit même bu ñu seetee géej gi bés bu nekk ñu dégg ni suñu mbokki mool yi ak ñi nga xamante ni ñooy dem marché di jàmbat tamit jën bi tamit dafa wàññeeku donc agroécologie du caagin mbéy rek la mais mbéy mi la càmm gi la napp gi la même tamit désertification bi la nga xamante ni ngelaw li fu mu jógee di ëpp fu nekk pollution bi la donc loolu yëpp moo ànd tey ci suñu biiri réew te nga xam ni dundin wi wax dëgg yàlla mënatul demee comme ni mu waree mais en même temps di lekk loo xamante ni mënatoo ko contrôler luy jógee bitim réew lu neex waaye fabriqué ni li baax na nit ñi di ko lekk donc loolu yëpp nekk na loo xamante ni ay coppite la si suñu biiru dundin. buñ la déggee kay ak lii nga fi lim yëpp daa mel ni ñu ngi loru saa yu ñu xëyee. bien sûr saa yu ñu xëyee ñu ngi loru ndax tamit atmosphère bi lekk gi vraiment saa yu ñu yeewoo am na loo xamante ni mu ngi soppar ñi ci suñu dundin ci suñu wérgu yaram tension yi ñuy lim cancer yi ñuy lim lépp diabète bi lu si gën a bari mu ngi soqeekoo ci suñu alimentation donc loolu yëpp bokk na nekk soxla lu jëm si doxalin si gestion suñu mbéy suñu càmm suñu environnement suñu gestion si anam yu gën a sell pour que nun ñu gën a wér mais en même temps sàmm ñi nar a juddu. lan mooy pexe yi solution yi ngir mbay mu sell càmm gu sell ak tamit napp gu sell lan mooy pexe yi ci mbir mi. bon pexe bi mooy que benn ndax lu si gën a bari lu ñuy wax nekk na loo xamante ni noonu lu ñu doon jëfee suñu liggéey suñu béykat yi suñu sàmmkat yi amoon na modèle boo xamante ni moom lu ñu yoroon di ko gérer suñu environnement mais yàlla mi dara tawul am indi si ay coppite bi benn population bi dafa yokku bëgg-bëgg yi yokku beneen bi tamit si coppite yi mooy tamit du ñoo dugal benn doxalinu mbéy boo xamante ni rendement rek ngay jëstu te ñu indil ñu ay produits yoo xamante ni def noo teqale ak li ñu doon def mooy boole càmm bi ak mbéy mi boole garab bi ak mbéy mi di béy fii di noppal fale am fi àll am fi lépp su ko defee environnement di naat te itamit bëgg-bëgg yi tamit bariwul woon noonu mais ñu xamal nu ni boo déjjatee garab yi boo indee machine yi boo si defee engrais di nga am lii léegi nag si amin boobu ñu teqalenu ak li nga xamante ni moom lu ñu daan jëf mooy delloo neefere si tool yi jox garab wàllam si tool yi def si ndeef exactement mais en même temps di béy fii di noppal fale wala di béy mbéy di ko jaxase
déet nañu wuti tamaate ndax ñu am xaalis nañu wuti ceeb ndax ñu am ceeb te ceeb tamit lekk ko moom dong doxewul noonu nañu wuti coton ndax ñu am xaalis donc gerte topp suuf si ba nga xamante ni tey suuf si mënatu ko joxe mais en même temps suuf si ñuy béyee itam wàññeekuwul tam ndax dëkkuwaay yeeg ñoom seen exactement suuf si tamit population bi di yokku suuf si di wàññeeku par rapport ak sécheresse bi ak changement climatique yi donc loolu yëpp boo ko jëlee dugal ko si biir day wane ni war nañu dal tuuti seetaat naka luñ koy defaree. léegi mbay mi globalement mbayum Sénégal moom nga gën a xam ne ci bari ci ngay yëngu ci mbay mi. yow tey jii naka nga gisee mbay mi ni muy doxee fii ci réew mi jamono ji. bon mbay mi ni muy doxee mu ngi doxee en fonction si li ma wax ndax nguur gi dafa def si xelam ko population bi dafa yokk fokk ñu béy lu doy mais loolu dëgg la mais en même temps si béy lu doy loolu du ñuy faral di fàtte itamit lépp loo xamante ni war nañ koo jëfandikoo. ngir suuf si tamit mun a dund mooy naka lu ñuy delluwaatee garab si biir tool yi mooy naka lu ñuy delluwaatee doxalin li amoon diggante càmm ak béykat mais loolu tamit ça devient compliqué parce que jur gi dafa gën a yokku espace bi di gën a wàññeeku mun a jural ay conflit. moom kay jur gi sax yi dëkkul Sénégal ñi ngi màngi si ba fii itam jóge Mauritanie mbaa Mali. dugg Sénégal di màngi. exactement ndax loolu tamit suma mbokk yi pël laa màngaan bi loolu moom lu fi yàgg la loolu tax foo dem si réew mi si Afrique nga fekk fa pël yi donc càmm gi jaral na leen lu nekk fokk ñu dem wuti te loolu yëpp laaj na organisation de l'espace. mbay mi ci est-ce que mi ngi dox pour sama laaj bi mooy mbay mi Sénégal ci sa gis ndax mi ngi dox wala doxul. non mënuma wax ni mu ngi dox mënuma wax ni doxul. dès l'instant que ak nu ma munti mel am na tey ay béykat ñoo xamante ni plus de 52% de la population ñi ngi si jafandu muy góor muy jigéen mais itamit war na dox si beneen anam ba gën a sell si beneen anam tamit si transformation bu muy créer ay richesse mu wàññil nu yenn coono yi. léegi li nga fi lim yëpp ci jafe-jafe suuf si nga xam ni baykat yi ñu ngi koy tàmbalee tumuranke suuf si sonn na war na ci sàkk pexe loolu du yéen a koy def yéen ay association ki ONG loolu moom liggéeyu nguur la. exactement liggéeyu nguur la mais tamit ONG yi si société bi lu ñu bokk ñoome tamit gis-gis li ñu am nañu sañ-sañ ñëw tamit di gëstu di ànd ko ak baykat yi mais li si am solo. quel que soit sunu résultat il faut que nguur gi bàyyi si xel nun tamit duñoo war am doxalin boo xamante ni lu ñuy def duñ koo war a di ko wone di wax nguur gi attention defal ni def nañu li. est-ce que ñu ngi leen di dégg. bon ñu ngi nuy dégg dès l'instant que tey jii même bu nu déggul yàlla mi dara tawul ak changement climatique yi ak bekkoor bi ak ni mu demee tey tant au niveau du Sénégal. au niveau de la sous-région au niveau du monde entier ñëpp xam nañ ni bu ñu sopparñiwul suñu dundin yàlla rek a xam fu ñu jëm donc sensibilité bi mu ngi fii bu ñu déggee président de la République di wax un PSE vert donc xam na ni bekkoor bi métti na war nañoo seetaat désertification bi gañe na bu ñu déggee muy wax ni day dugal dafa def agroécologie 4e axe de son quinquennat donc loolu yëpp wone na en tout cas y a une certaine prise de conscience. ba fii rek ay wax la jëfaguñu. moom Macky Sall ak ñi mu àndal dañuy wax rek mais jëfaguñu ci kayit yi ngeen leen jëbal defal leen ay recommandations et cetera boo fàttalikoo sax professeur Sourang ba mu doon jiite commission wàllu foncier suuf si am na yu bëri yi ngeen wax nii waxoon nañ ko ñoom ba bind ko ci kayit jébbal ko njiitu réew mi boobu ba léegi ñu ngi ci 2020 amul benn jéego buñ ci seetlu buñ ci teg. waaw mën na am effectivement nguur gi li muy wax bari na xëy na aboutissement bi du dem mais nun lu ñu gëm tey lu ñu yaakaar nun ndax nun nekkuñu rek ay kuréel yoo xamante ni du ñuy théoriser di dem mais du ñoo nekk ak béykat yi muy ONG yi muy organisation paysanne yi
muy la recherche et même l'université tey mu ngi former des jeunes sur des licences agroécologiques donc c'est tout un changement boo xamante ni population bi def ko engagé au niveau local ndax ñi ngi jéem ñi ngi defar donc duñoo nekk si ay processus d'action yoo xamante ni duñ koy interpeller à tout moment si wàllu suuf si tamit effectivement commission bi liggéey na ànd ko société civile ba am consensus jégbal ko nguur gi ñu ni ko lii lu ñu soxla ba tey mu ngi tekkaaral mais li mu tekkaaral yëpp terewul béykat yaa ngi continuer di jëf fu ñu laal suuf boo xamante ni suufu mbéy la daañu wax ni déet léegi nag déet googu moom lu ñu bëgg a méngale ak action ndax bu fekkente ni tey agroécologie moo ko soxal agroécologie àndul ak pasare suuf ndax da nga war a sàmm sa suuf jël fii béy ko jël fii sàmm ko jëmbat si ay garab jël fii nga xamante ni dëkkuwaay la di calculer sa population di xalaat sa génération future di xalaat ni tamit ñi ngi dàq sa njaboot si àll bi nga xalaat ni tamit mbéy mi càmm gi napp gi c'est des leviers de développement nga xam ni tamit industrie rurale bi da nga ko war a développer nit ñi des ñun ñëpp mënuñoo dëkk Dakar wala Thiès ak Mbour ak Kaolack donc loolu tamit buñ ko àndee ak gëstukat yi ndax tamit du caagin ONG yi rek académie de sciences mu ngi ànd ak ñun si biir mbir mi université mu ngi si biir mbir mi y a des élus locaux yu def seen réseau bu tudd REVES le réseau des maires écologistes des villes vertes ñi ngi ànd ak ñun la recherche nationale sous-régionale internationale mu ngi si FAO mu ngi si les consommateurs ñi nga xamante ni tey bëgg nañu lekkalu sell bëgg nañu dundin wu sell xanaa loolu yëpp bu ñu dajaloo nekk une dynamique tuddee seen bopp une dynamique sur la transition agroécologique di jëf sur le terrain di béy. mais tekkaaral gi nga wax ci wàllum suuf bi réforme foncière commission bi liggéey jébal nguur gi conclusion yi mu am solo comme ni nga ko waxee mais ba léegi doxaluñ ko yaa ngi wax tekkaaral lan moo ko waral boobu tekkaaral. luy tekkaaral bi xam nga tamit réew mi nañu xam ni effectivement ay lëkkaloo bi mooy nun la ak international donc am na tamit ay xalaat yu génnoon di wax ni d'ici 2050 la population d'Afrique dina yokku nourriture bi dina manqué léegi ñooñu bu ñu waxee loolu am na ay institution yoo xamante ni xalaat nañu ko xëy na mbéy mi ñuy doxal rek mënul dundal nit ñi il faut que multinationales yi ñëw te multinationales yooyu bu ñu ñëwee tamit du ñu jël suuf si bi ñu commencé jël di ngeen gis population bi di bañ donc ça veut dire que état bi faut que mu réfléchir si loolu mu xam ni tamit que suuf si ñu yor ñun tamit lu ñu wax mooy suuf si ñu yor population bi ñu yor soxla yu ñu yor amatuñu lu ñuy jox multinational donc loolu moo tax defe naa ni yaakaar naa ni loolu bëri na loolu boori Fuuta bëri na fa lool jël ay xàll yu mag di ko jox ay sociétés yu jóge bitim réew ñu ciy def leen neex. non am na Fuuta mais Fuuta tamit nanguwul bañ na mais loolu yëpp ça revient à dire que nguur gi si sama xalaatu bopp yaakaar naa ni comme que dugal nañu si constitution que le foncier est un bien d'abord de la nation donc il y a quand même des lois et des règlements et heureusement que loolu am na ndax gis nañu fi nga xamante ni conseillers yi joxe woon nañu suuf population bi taxaw fexe ba nanguwaat suuf soosu si yoon donc ça veut dire que tey Sénégal fu mu toll jël fa suuf foqat ko yombul mais lu koy yombal nag mooy président wax na ko mooy am na tamit la complicité de certains élus ay maires yoo xamante ni tamit ñoom daañu ko yombal heureusement am na ay maires tamit yu am conscience yu xam ni tamit bu ñu buggee nekk maire il faut que suuf si nekk. bu ñu bëggee nekk ci jàmm. exactement léegi ñi nga xam ne ñoo yor suuf si muy baykat yi. ak njaboot yi yori suuf. te nga xam ne da ngay gis ku jël tool boo xam ne ñaari fukki at fanweeri at nga fay ji gerte képp loolu ci xam-xam bokk na ci liy rey suuf est-ce que responsabilité baykat yi tam warul su ko wax wala nguur gi lañ ci war a jàppale ngir ñuy changer di ji leneen lu dul gerte rek gerte ba suuf si daal di jaasir far. waaw c'est sûr que li gën a sonal suñu mbéy
mooy monoculture di béy gerte di béy gerte di béy gerte di def engrais te doo si dugal matière organique pour suuf si amaat dundam loolu moom effectivement lu am la mais si loolu béykat yi au niveau par exemple du CNCR au niveau si ay béykat yoo xamante ni jël nañu prise de conscience kuréeloo si benn fédération bu ñuy naan FENAB fédération des agriculteurs pour la production d'une agriculture écologique et biologique loolu yëpp bu amee ça veut dire que y a une certaine prise de conscience si béykat yi yaakaar nañu ay changement léegi nag consommateurs yi tamit ñi ngi gën a jël conscience que li ñuy lekk di ko interroger te itamit le monde scientifique man gis naa ay scientifique yoo xamante ni nangu nañu confessé wu lu gën a bari si biir affaire bi ñoom ñoo ko doxalee noonu il faut que ñu soppar ñi donc soppar ñi yooyu yëpp buñ ko dajalee léegi nag nañ fexe ba méngalee mbay mu ndaw meeg ñi nga xam te ne bay dundee la ak yooyu exploitation familiale ak agrobusiness comme li nga wax sànq ay nit ñu am moyen jóge bitim réew bëgg a ñëw am suuf liggéey ngir jëmale réew mi kanam mbay mi kanam nan lañ fexe ba ñaari kenn du lor sa morom déedéet noonu lu ñu bëgg a xamal réew mi lu ñu bëgg a président jël ko en compte mooy ko exploitation familiale yi ñoom lu ñu war a jël moderniser ko de façon durable def leen doyul multinational def fee amul place jàng nañu xam-xam am na recherche am na dégg nga y a pas de raison que mbéy mi nga xamante ni moom la exploitation familiale yi yor moom lu ñu war a defar Sénégal Afrique di béyal boppam di dundal boppam di transformer boppam di jaayal boppam méngoog ñi nga xamante ni ñooy multinationales yi non du ñoo war suñu multinationale organisée dans la durabilité créer ay richesse xale yi bañ a dem fenn ñuy béy di jaay di lekk di bu ñu nekkee si négociation ñu am force de négociation fekk kenn du ñu obligé di ngay tuur fii ce produit di yàq suñu marché. Voilà kuréel gi nga xam ne mooy dynamique sur la transition agroécologique du Sénégal te nga au Sénégal te nga jiite ko kon ren mooy ñetteel bi yoon muy amal li ndaje ay journée kañ la ak fan la ak lu ca yees par rapport ak yi mujjee am. voilà tey la 3e édition bi nga xamante ni ñoo ngi koy organiser. dafa nekk d'abord benn organisation boo xamante ni ay kuréel yu bari ñoo ko seq mooy ñi ma lim sànq muy c'est la maintenant do ENDA mooy organisé mais c'est la dynamique sur la transition xew mi kañ la écologique xew mi c'est le 30 et le 31 et le 1er février maintenant le 30 et le 31 janvier am na ay kuréel yuy bàyyee ko au niveau de la sous-région même les ministres de la CEDEAO la FAO sont des acteurs numéro 1 de l'activité ñoom ñëpp daañu ñëw y a aussi des réseaux au niveau international ñëpp ñoo xamante ni gëm nañ ni agroécologie mooy yoon wi ñoom ñëpp daañu teew ñu liggéey si ñaari fan càmbar li nga xamante ni ñoo ko bokk naka luñ koy gisee léegi nag la nuit de l'agroécologie président a donné son accord de principe moo koy parrainé day ñu jébbal ko suñu document de contribution topp ko nag sur la mise en œuvre. topp ko ba mu sës. ba fii ak 10 ans 30 ans. jërëjëf Marième Sow présidente du conseil d'administration ENDA waaye itam jiite dynamique sur la transition agroécologique au Sénégal jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène jaa ngeen jëf mbokk yi yéen doog jàmm.